Merci beaucoup, merci maman. Merci maman, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Délégation Benno Bokk Yaakaar bi egsi na ñëw fii Kenya pour tey pour seet si ay militants ak waa Kenya pour monsieur le maire egsi na wala le candidat de Benno Bokk Yaakaar egsi na ak délégation Benno Bokk Yaakaar dañuy jox oustaz mu ubbi ñu ak ñaar ñu commencé liggéey. Ok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yàlla def na gan gi ñu doon xaar yëpp si na. ñu doon xaar yëpp si na kon ñu jub ci waaye balaa ñu dara ñu takk ñaan ñaan ci yàlla incha allah li ñu bëgg yàlla defal ñu mooy dañuy def Fatiha Allah naas ak ayatul kursi ñu kañu ko tari ak Fatiha yàlla def ñu jàppale ñu def ñu bëgg ci ñun ak topp yi ba ak yàlla may ñu ci kam bismillah.
subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun merci Ciss yal na yàlla nangu ñaan kon tey Benno Bokk Yaakaar ñoo ñëwoon pour saafonte ak waa Keñaabour pour saafonte ak ay militants ñu nuyu le chef de village di nuyu imam campagne électorale ubbeeku waaye candidat bu nekk sañ nga nag dem nemmeeku say ñooñ loolu mooy li xew tey bu ñu paree dinañ ci ñëw Keñaabour mu am benn particularité maanaam tey du ñu sonal monsieur le maire ci da ngay tëj sa téléphone kenn mënu la jot sa bureau bi day tëju ñun nekkuñu ci yooyu ci waxin ngir yenn saay sax sama soxna mu bëgg maa jot te du ma mën a jot li tax Keñaabour am particularité dañoo am juróom-ñaari poñ dañ koy téye ñu lim ko benn par benn bu ñu paree kilifa bi àggu ci li tax loolu mooy ñu tënk ko wax ci buñ ko deful ku nekk bu bëggee wax sa soxla kon mbir mi du jeex te ci cappaandaw ga boo deful nag dañ ko jëlee njëriñ comme man ak maam Juma xëy na bokk nañu benn mbir li ñu bëgg a leerlu Mamadou Seck ak soxna Oumy bokk nañu mbir mu ñu mën a leerlu ñu seet mbir yooyu Keñaabour ñu tënk ko ci këyit yi dañu koy lim côté boobu jeex bu ñu paree ñu jël ñeenti nit ci comité Benno Bokk Yaakaar bu Keñaabour un représentant des jeunes muy Cheikh Sène ñu jox ko kàddu du wax ci mbir yii ci mobilisation lay wax ak ay candidature mbir yii du ci wax ñaareel ba ñu jox la présidente de la commission des femmes muy maire Adama Ndiaye muy wax ci mobilisation ak candidature ak jigéen ñi nan la ñuy mobiliser ak góor ñi ak waa Benno Bokk Yaakaar Keñaabour pour que le 23 janvier ñu mën a fal suñu candidat le maire Thierno Diagne muy ñaar ñetteelu kàddu bi ñu jox sage parce que comité bi dafa am sage maanaam mag ñi nga xam ne dañoo summi seen dàllu politique mais ñu des ak seen dàllu politique di ñu tette ñoom góor gi àllgéey gi fi ñoom Pape Ibrahima Sène ngi fi ñu jox Ibrahima Sène kàddu ñuy ñetti nit ñeenteel bi ñu jox benn investi maanaam boo xam ne waa Keñaabour Benno Bokk Yaakaar tànn na ci kenn ngir mënuñu tànn ñëpp c'est pas possible muy Abbas Ciss ñu jox ko kàddu waxtaan bi foofu lay tëjoo ci comité Benno Bokk Yaakaar bu Keñaabour ñeent ñooñu ma wax ci mobilisation politique la ñuy wax bu ñu paree ñu jox kilifa yi kàddu ñoo xam ñaar ñi ciy wax monsieur le maire di ñetteel bi mu ñëw leeral point yi ñu daal di yëkkati jeetaay bi noonu lañ ko tëral poñ bu njëkk bi ñu bëgg monsieur le maire leeral ñu ci te leer na ma ne yor na ay leeral ngir bopp yi ubbu bëri na te leeral bu amee bu fukk dee ñu bi juróom-ñaari dina leer ci seen bopp ñett ñi nga xam ne bëgguñu mu leer ci seen bopp ñun mënuñu ci dara. Le site de recasement mooy li ñu tuddee 508 parcelles wala 510 parcelles maire dina ci àddu incha allah l'affaire de l'aire de Sindia ak Biloré maire dina ci àddu xëy na sax mais mbirum aire de Sindia la ajuru il y a le terrain de football de Keñaabour am na délégation bi fi jógoon président ASC Djibril jiite ko ñu dem gisi maire ñuy wax ci këyit ba ñuy wax ci buñ ko muré terrain bi terrain Keñaabour lay doon privé
beneen point bi monsieur le maire waa Keñaabu boobu doléance la jigéen ñi ñu ngi sàkku marché boobu doléance la juróom-benneelu point bi ce sont les tableaux de signalisation à Keñaabu qui portent le nom de Sindia ñun ñëpp benn leen alors ku ne xaar mais yenn saa ñi ñëw ba ci sama mur ñu def benn tableau ñu tuddee ko Sindia mais nag boobu tamit côté ajoute la mais bëgg nañu mu ko di ci leeral d'autant plus que chef de village déclenché na benn liggéey ci boobu bi mujj mooy nag du ñu wax ay leeral kese am na ay yi fi ñëw muy projet de la case de santé Mamadou Seck ak i ñoñam ñu amoon partenaire ñu lëkkaloo ci ak monsieur le maire mu bëggoon case de santé bi nii mu mel ñu gën ko defaraat ba mu gën a mucc ci këyit question yooyu këyit bi jox naa ko monsieur le maire bu paree da ci àddu wax ji nekk benn ci sama côté tontu di nekk benn ci côté foofu féete ko mbir mi noonu lay tëdd kon dañuy jàll ci intervenant yi ñu jox la parole à Cheikh Seck président commission jeunesse Cheikh Tidiane Seck président commission jeunesse. Assalamualaikum gan yi di teew ci la ngeen ñu ngi jaar bu baax a baax si di nuyu waa Keñaabu sama yaay sama baay yëpp sama génération bi mu fekk yëpp aussi di rafetlu jeetaay bi ci am kontaante bu baax a baax man de dinaa yëpp ci kàpp étant jeune dëkk ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi màggee ci dëkk bi xam lu dëkk bi di doxee su may yëkkati kàddu dafa am fu ma koy teg ci kàddu yi leer kenn du ma xëcc kenn du ma dóor kenn du ma wax may xalaat nii ak nii damay dama sama xel ak lu jaar ak lu tegu man du ma xale bu ndaw magum jëmala man cette année-ci ak yu yàgg tey ma gën a féddali sama wëllër ak sama couleur ak monsieur le maire mii ñoo ma ñëw rek ànd ak yow man balaa may dugg ci nit dama lay xool jàngat la ma fàttali ko démb na tey doo ñëw ku fàtte démb ma xam ne doo góor du ma mës a fàtte démb dafa am fi nga jaar ak ñun étant les jeunes de Keñaabu 2 frères et unis de Keñaabu 2 yaa ñu tett ñoo toog sa salle recevoir nga ma une fois ngeen ne ñu yéen man maay seen patron foo leen dugg man ak yéen ba fa loolu dama koy doxal ba tey yow góor nga waxuma nga li nga toog fii de defoo li nga xam ne peut-être war naa wala nga wax ma déedéet damay wax te yàlla rek a tax kii am na fu mu jaar ak ñun samay morom ñu ngi fi de bu dee amul rek nañ ma ne amul ku jaar a jàppale na ak nu ñu mënti mel ku jaar a jàppale na yaa ñu teet ba ñu am sañ-sañ nu ñu teetee ba ñu taxaw fii tey bu ko liggéeyoon fee laay taxaw kon liggéey nga loolu kon nag man mii di jeune seen doom taxaw fii di wax tey su ma taxee fii rek war ngeen xam ne bu wëfu caaxaan lu jot nag bu jotee dañ koy def ñu wax ko ren dafa jot dama doon Keñaabu doo fi teg tànk ren parce que am na li nga xam ne bu fa jotee sa coach bu la coach ba nga mën kon loo ko doyati la toog rek nga liggéeyal ko te ñun nag loolu lañu fas yéene def ak yow rek bañuñ ci dara nag dina metti ñun bañuñ ci dara on s'engage
dañuy liggéey ba nga xam ne liggéey nañ la parce que yaa ko liggéey ak ñoom ren ñun ñoo lay delloo yëf yi incha allah baraki kon nag man de étant jeune bu ma déggal ki nga xam ne bëgg nga avancement Kignanbour les choses lépp loo gis dañ naan ndànk kon ndànk boobu nag buñ fi tollee kon nañ ci ànd ñu def ndànk ba lu ñu bëgg ñu am ko ren nañu gën a góorgóorlu ci élection yi di ñëw ñu jàppale ko mu changé ñu suñu dëkk fu ñu bëgg mu àggal fu mu àggal ñu ko fa man de loolu laay ñaan seen doom man de maa ngi wax ci turu dëkk bi étant des jeunes ñi ma àndal ñi nga xam ne fas nañ liggéey pour le développement de notre village Kignanbour 2 nañu ñëw ren ñu ànd ak Thierno Diagne ñu liggéey ak moom ñu réussir suñu dëkk man de loolu laa am lu may wax ngeen baal ma salaamaaleykum wa rahmatulah. Merci, cher. C'est le président de la commission jeunesse du comité Benno Yaakaar Kignanbour. léegi dañuy jox kàddu gi présidente commission des femmes muy suñu maire Adama Ndiaye. Maire Adama, vous avez la parole. Monsieur le maire maa ngi lay nuyu ak délégation ak ñi nga àndal yëpp monsieur le maire yow man mii may sa yaay yow yaay sama doom bu def ko ba léegi moo koy sama xol day tooy monsieur le maire du ma la mos a mere ci at yaay sama doom na ma la jàppalee woon ba yàlla def nga am li nga am noonu la jàppale wat ba yàlla def nga am li nga war a am aw ma ci benn ñepplu aw ma ci benn lu may ragal aw ma ci benn lu may tiit Kignanbour nag déggaguma loo xam ne li ñu fii fekk ci nopp be ñu war a mën a tax ñu ragal lu ñu war a ragal amul li ngeen di dégg Kignanbour yëpp amul ragal amul fii avance rek ca kanam soobee yàlla li ngeen bëggal le 23 bi rek ngeen di dégg Kignanbour xaw ma nag fenn may nuyu waa Kignanbour di muy nuyu jéeg ñi toog ñëpp ñi ngeen tooge maa ngi leen sant leen kër surtout yéen waa Koungheul dama kontaan ci yéen nii ma leen gisee ngeen toog xam naa ne ngeen dëggu ngeen yéen du ngeen ay workat yéen ay góor piir ngeen gis ngeen monsieur le maire mii jàppale leen ko su ngeen ko jàppalee bu soobee yàlla di ngeen bëgg di ngeen ko am monsieur le maire dafa yenu lu 10 fukki dëkk ak juróom-ñeenti dëkk ci benn commune fu nekk nga war fa bëgg ko def dara xam nga ne du ma mel lu mu war a mel dina am fu muy sooxe dina am fu muy baaxe monsieur le maire mi liggéey na si dëkk yi de même Kignanbour bii monsieur le maire def na lu mu fa war a def kenn amul fayam nag mu ngi nii kenn amul fayam ku baax la ku tabe la ku dal la loo mer boo ñëwee ci monsieur le maire dangay dal monsieur le maire mosul mere kenn monsieur le maire mosul jànni kenn ñu nag yu ñaan ngeen may ko seen carte sànnil ko carte bi rek mooy solo boo ko sànnilee carte ba mu gañe suñu ndam ak seen ndam ñëpp day dem kaw ndax ñun ñii seen yéen seen bopp ci ñaan leen ndax ci ñaan bu ngeen ñaanoon du ngeen toog fii di xaar ci takkusaan ba léegi yaakaar naa ne yéen monsieur le maire ngeen di ànd yéen waa Kignanbour monsieur le maire ngeen di ànd man nag femme laa ci femme yi laay wax waaw waa groupe Ndom ñooy samay classe waa groupe Ndom man maa ngi leen di wax ne nañ jàppale monsieur le maire suñu doom yàlla may ko ndam yàlla may ko li mu bëgg
ci biir Kiñaabur ñun ñëpp ñu siggi man nag maay maire Adama waaye man mii awma xaaruma yàlla kenn ku ma gisee mel ne man mii maa la si sama yal na leen yàlla defal jàmm kontaan naa ci seen ñëw monsieur le maire bu soobee yàlla dañu la jàppale ni nga ko bëggee bu soobee yàlla wala wertu ak jàmm ak salaam. Merci Mère Adama imam ñaareel bi yéen nitu diine yi dafa am fu ngeen ñu gisee ne yàlla mooy joxe ndombo tànk kon kilifa bu duggee ci seen gox rek ngeen ñëw teew ngir loolu commencé nañu waxtaan bi dañuy jàll ci commission président de commission des sages maanaam mag yi góor jigéen te ki ko jiite muy Ibrahima Sène la ñuy bëgg a jox kàddu. maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam nuyoo bi ma koy njëkkee ci imam bi nga xamante ne bii mooy imaamu Ratim te mu ñëw toog fii ci suñu kanam ñu koy ñaanal yàlla yàlla fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér may dellu di nuyuwaat ci Kiñaabur gi yëpp ñi fi teew kontaan ci yéen ci ni ngeen teeroo monsieur le maire mu Thierno Diagne jërë ngeen jëf yal na yàlla fay leen yàlla defal leen jàmm defal leen sutura monsieur le maire ñu ngi lay dalal ci jàmm di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci ñaan yàlla li ñu fi tax a daje yàlla nañ ci yàlla defal jàmm te mu ànd ak barke li ko waa bi waxee noonu la amee ñun dañu nekk ci langue politique bi ñuy ànd ak xale yi ci wàllu politique aussi ñu nekk ci biir Kiñaabur yàgg fi trop di liggéey pour jëmmi Kiñaabur li ñuy liggéey nag dañ koy liggéey pour Kiñaabur mën a avancer ñun nag ñun ñoo bokk Kiñaabur ñu bokk nekk fii bokk fi juddoo di leen wax ne monsieur le maire ñu Thierno Diagne te mu yore meeru Sindia bu koy ñaanal yàlla maire bi mu yore yàlla na ko ci yàlla defal jàmm ci yàlla defal ko ci sutura ak mboolem ñi nga xamante ni bootu nañ ci ginnaaw ànd ak moom ci liggéey ak moom ni ko Seck waxee noonu la amee ñun ay mag lañ yoo xamante ni dañuy ànd ak xar yi bu ñu buggee jàpp ñu ne leen bu noonu def leen nii ñuy gërëm aussi suñu conseil yi nga xamante ni ñoom la ñu élire te ñu nekk ci biir dëkk bi di leen remercier bu baax ci seen taxawaay ci biir dëkk bi ndax aussi gis nañu ni ngeen nekkee nit ñi ci biir dëkk bi gis nañu aussi nan ngeen di dugalante nit ñi ci biir dëkk bi ñu ngi leen di wax ne seen taxawaay gis nañ ko bu baax te képp koo xamante ni ci dëkk nga Kiñaabur je pense ñi nga xamante ni ñi ñoom ñoo fi nekk ñu nekk ay conseillers ci biir Kiñaabur képp koo xamante ni kii yaa ngi fi ci biir Kiñaabur boo amee soxla nga ñëw ci ñoom lépp la nga xamante ne bii war na sa digganteeg ñoom danañ ci taxaw seen kenn kantan loolu bi ñëpp mën nañ ko seet ñuy beral nuyoo jigéen ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk ñu nekk ay jigéenu bañkat ñu leen di bañee kontaan naa ci yéen trop parce que xam naa am ngeen pour am ngeen fayda loolu moom ngeen wane fi ngeen nekk may ñëw ci monsieur le maire di ko sant di ko gërëm
ci maanaam ni mu taxawee jeunesse bu Kignankou parce que monsieur le maire avant muy jël maire bu Kignankou je pense moom ci boppam waa Kignankou xam nañ ko bi muy jël maire waa Sindian yaakaar naa boobu Kignankou ñoom ñëpp xam nañ ko muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ndax yéen jeunesse bi yàgg ngeen di ci organiser ay événements ay manifestations ci biir Kignankou ñun ñëpp ñu ciy teg seen i bët mosuñu gis koo xamante ne kii li fi Thierno Diagne def ci wàllu jeunesse def na ko parce que lépp loola doon am da ngeen daan woo Thierno Diagne mu ànd ak ay nitam ñu bokk ñëw bokk ak yéen seen xeexoo mu def ci li mu ci mën avant que mu jël maire Sindian kon donc boobu bu nekkee ci yéen daan def lan teg yéen boobu nekkagul maire bu ñëwee ba nekk maire nekk commune Sindian mu topp ni ko maire bi waxee sànq noonu la amee parce que ñun ñëpp dañuy fréquenté mairie Thierno Diagne nit ku laa dir la nit ku yaatu la nit ku bugg a nit la ku am fulla la ci li muy def te lii muy def itam xam na ko xam na nan la koy defee kon donc dañ leen di won ne di leen wax ne élection yi di ñëw waa Benno Bokk Yaakaar ñoo fi bokk daje comme ñoo fi bokk daje ni ñu àndee woon ci élection yële nañ continuer ànd ak ñoom ci élection yi di ñëw ndax instant yi candidat yi bëri na te candidat yi fi nekk ñëpp gis nañu ne le meilleur candidat mooy Thierno Diagne candidat yi fi nekk yëpp laa wax le meilleur candidat mooy Thierno Diagne te loolu am liggéey na ko wane na ko nit ñi nag bu ñu bàyyi nit parce que politique dafa doy waar li tax ma ne politique dafa doy waar ku seet li fi Thierno Diagne def dañu naan Thierno defu fi mais Thierno def na fi lu bëri loo xamante ne lii ñun teg nañ ci suñu bët ndax durant bi mu fi toogeeg léegi képp koo xamante ne kii amoon nga soxla nga daan dem ci moom daf la ko daan fajal Thierno Diagne je pense Ismaïla Karo bii taxaw tey jii yaakaar naa ci mandaam la ñëw kon donc loolu nekk na loo xamante ne bii lu rëy a rëy la yaakaar naa Sénégal boo ko doon wër tey jii lii mu def ci commune am amul benn commune boo xamante ne bii def na ko fi kon donc wax jaa ngi gudd ma leen di jéggalu di leen wax ne kontaan nañ ci seen ñëw bi ñu leen di wax ne aussi nañ ànd Thierno Diagne te mu bañ mbooloo mi nii rek leen ñëpp ku am sa carte na nga jël sa carte nga denc ko bu baax bu bés ba jotaa nga ñëw wateel Thierno Diagne ñun loolu la ñu bëgg Benno Bokk Yaakaar. merci Parcelle wax ji am na solo kon ki mujj ci comité électoral Benno Bokk Yaakaar Kignankou dañuy jox l'investi Abass Ciss muy seen doom di xaritu jeunesse Kignankou. Abass, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dafa am benn philosophe bu waxoon ne le jeu est haïssable, le moi est haïssable. saa yoo toogee nit ñi nga naan man mais da ngeen ko may tey parce que man ak moom yàlla daf ñu boole bu yàgg ma nekk entraîneur bu Guéniakhou mu nekk sama ginnaaw ma nekk président ASC bi ma bàyyee ma jox ko association pour le développement de Guéniakhou actuellement ñun ñoo ci nekk di def ay jéego ak yeneen doomu Guéniakhou. Monsieur, vous avez la parole. Merci beaucoup Waly. waa Guéniakhou maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm seen teewaay maa ngi sant invité yi toog may wax ne dañoo nekk ci jamono politique sama discours yaakaar naa ne dinaa ko axé ci 3 points yéen dina ci am solo 3 points yi mooy ne dama njëkk ci jeunesse Guéniakhou ma leen di wax ne politique du xeex politique di nga xam ci internet di bind lu salte politique da ngay défendre say idée nga bàyyi sa morom ngeen mu défendre ay idée mais dafa am loo xam ne toujours moo lay war a yëkkati ci politique mënoo xeexee rek naan dama def politique mënu nekk il faut nga jàng politique xam lan mooy politique nga koy def ci yar ak teggin benn mbokk ay yaakaar amul ko indiscipliné amul ko indiscipliné benn mbokk yaakaar ku bu ni li salte rek xamal ne kooku waa benn mbokk yaruñu ko bokku ma la di ñaax fu ñuy jëm respect ak discipline moo ñu fa mën a yóbbu te ñun ñii ñu ngi ci yoon woowu ma leen di wax ne Guéniakhou ñun ñii dafa am luñ ci dox yaakaar naa ne Waly Seck fii am na lu mu wax ñun dañoo rampe ànd ak mag am discipline am yar ba ñu àgg fi ñu àgg tey ma ciy teg ne mooy que ne toutes les associations de Guéniakhou man mi bokk naa mën naa lim jusqu'à 20 j'ai fait 25 ans ci APO Guéniakhou ay mag ñoo ma faloon ay mag ñoo ma fa bàyyi ba tey bureau jumaa Guéniakhou maa ngi koy mu ngi nii toog mosuma yëkkati sama loxo naan fal leen fal yi Guéniakhou rek mosuma ci yëkkati loxo kon ma leen di wax ne dafa am loo xam ne il faut nga jàng ci àddina fi mu toll nii du xeex idée moo ñu taxaw jëm fu ñu war a jëm may wax ne jeunesse Guéniakhou dafa am ay délégation bu am important ñoo fi toog maa leen di interpeller ngeen ñëw ngeen déglu réponse bu mu leen di indil kenn ku nekk sañ nga bu ñu waxee li loo gëmul nga wéetoog moom mais bu ñu waxee loo xam ne carrément réalité la ngir yàlla nangu na lii réalité la ñu avancé dem kanam yaakaar naa ne Guéniakhou bu nekk ci àll bi ñoo koy développé ñun ñii ñoo koy développé ak yéen ñii fi mu taxaw nii dafa am ñoo xam ne ñu ngi sama ginnaaw di ma supporté mooy les anciens conseillers de Guéniakhou man nekkuma conseiller mais dañoo mos a liggéey ak man seen mandat bi weesu yaakaar naa bi ngeen fale dañoo ànd ma ànd ak ñoom ci bataay yëpp man Abass ñàkkuma fayda du ma tuutal sama bopp tuutuma ci benn autorité ma leen koy wax man dama ne comme xeebuma sama bopp Abass ku ma xeebuma sama bopp am naa maay kan Guéniakhou moo ma jaral lu ne Guéniakhou moo ma jaral lu ne dama naan gis nga nit ki dafa am yoo xam ne booy dund ci yoon woowu am na li nga war a moytu man am na li ma war a moytu parce que ndax lan ay mag wax nañ na man depuis fu ma nekkee xale man jeunesse bu metti laa dund man nii waa Guéniakhou man nañu ko seede à l'âge de 13 ans laa ñàkk sama baay sama yaay moo ma éduqué man kon yàlla moo jàpp moo teg loo xam ci yar bi ma leen di moo tax ma leen di wax ne discipline dafa baax ci lu nekk
ku amul discipline loo mën a yóotu doo ko gaaw a jot même boo ko jotee difficilement soyons respectueux autorité yàlla moo koy fal may wax ne dafa am loo xam ne toujours dañu naan sa autorité boo ko suufalee keneen yëkkati na autorité am autorité bu fekkee ne dafa am li nga war a débattre ak moom ñeme ko man dama naan ko nga ñeme mooy face à face bii nga jàkkaarloo naan carrément ne question bi du ma posé lii la loo ma ci mën a répondre defe naa loolu mooy courage loolu mooy courage pour mooy wax ci affaire élection dama ne Abass buñ ko tabbee ci liste Benno Bokk yaakaar naa ñi ko tabba am na benn parcours boo xam ne def na ko wala gis nañ ko ñu yaakaar ci loolu ñu tabb ko mosuma ram ci kenn naan tabbaleen ma déedéet defuma loolu kon confiance bi ñuy am ci man ba ñu tabama ci liste bi te waa Kignangour am ci man yaakaar confiance boobu te laay doxe man du ma mos a changé Abass nii laa mos a mel man fal du ma changé Abass damaa liggéey ci Kignangour avant may am far damay continuer di liggéey ci Kignangour bi ma fal yoon sax damay liggéey pour Kignangour loolu moo nekk si man monsieur le maire ma leen di wax ne daal leen Kignangour jàmm avancement Kignangour pare naa pour ñu ànd ak yéen changer Kignangour ci fulla fayda may wax ne point yi waali ennemi restant point yooyu ñu ko leeral waa Kignangour mais loolu mooy développé Kignangour am na lu war a développé Kignangour monsieur le maire moo am na ko parce que yaakaar naa ne bu liggéeyee conseil pendant 5 ans amuñu projet pour Kignangour am nañu projet pour Kignangour may wax ne projet boobu bu fekkee ne boobu am na ba mu tàbbi du Abass moo ko def de mais nañu gërëm conseil yi fi nekkoon nii ñoo ko commencé kon dafa am loo xam ne mënuñu ko wax fii mais mën nañu tënk kàddu yi may wax ne élection yi ñu jëm dama ne amul benn parti politique opposant bu ma ragal ci biir Kignangour man Abass sañ naa dem fu ne sañ naa wax fu ne sañ naa défendre sama idée sañ naa la déglu nga wax ma may wax ne képp ku ma soxla ci débat politique à Kignangour man pare na man moo daw benn débat la preuve en est que am na bu ñu leen ñamal temps yi la passé waa Safin TV ñu invité ma ci débat politique donc ma leen di ñaan Benno Bokk Yaakaar bu ñu fi toogee tey di wax monsieur le maire Thierno Diagne bu ñu fi toogee ñoom seen yoon bu ñu fi toogee ñoom Sele Ndiaye bu ñu fi toogee benn responsabilité bu rëy la dañoo ànd ci responsabilité boobu ñu dëgg la kon monsieur le maire bu ñu ko joxee récépissé Benno Bokk Yaakaar ci élection yi ñu jëm kon nga xam ne Macky Sall il est la personne la plus informée au Sénégal kon du yëfu jaaxaan kon bu ñu nax suñu bopp nañu fexe nag au soir du 23 janvier ñu célébrer victoire éclatante de Benno Bokk Yaakaar may koy terminer ci discipline bu ñu offensé kenn jërë ngeen jëf merci beaucoup. merci Abass wax ji am na solo mu nekkoon ñeenti intervenants yi nga xam ne ñoom la ñu naroon a jox kàddu ñu wax ci turu comité Benno Bokk Yaakaar ñu wax ci turu Kignangour ngir yenn point yi man tënk naa ko te dinañ ko jox kilifa bi léegi. ngeen la rek Abass ci foofu lay rebondir daan nañu wax ne ñun ñemewuñu génn Benno Bokk Yaakaar man ne ñun ragaluñu génn ba mu paree ci émission bi ñu invité ma boole ma Pape Gora Camara ma dem yéen ñëpp seetaan ngeen ko Safin TV Benno Bokk Yaakaar Thierno Diagne Ousmane Lo Sele Ndiaye Ousseynou Ngom Cheikh John Issa Faye ak ñeneen ku ñu ànd ak ragal fii ku fi ñëw ay nit teeru ko Benno Bokk Yaakaar bu fi waree ñëw ñun ay nitam dañ koy teeru fii ci suufu Kignangour ku ñu woo ci débat ci école ba
entre jeunes de Keñaabour ñun ñu ñëw ku ñu laaj ñu wax ña parce qu'on n'est pas né de la dernière pluie nous on n'est pas né de la dernière pluie 1994 ma nekkoon capitaine ASC Keñaabour laa nekkoon secrétaire général de l'ASC Keñaabour sama papa Tour Seck di ma yónni ci André Sonko son directeur de cabinet s'appelait Gilbert Faye ma daan jóge lycée Malick Sy Thiès di dem ci Gilbert mu may dugal ci André Sonko sama papa moo daan yóbbu François Bob qui fut ministre de la jeunesse ci taw Abdou Diouf ñëw na sama néegu ñaxu papa ñu toog ci der kon kooku boo nee da nga koy jéem a xoxatal ngir dafa ànd ak benn bokk yaakaar da ngay nax sa bopp da ngay nax sa bopp. Merci beaucoup. Maire, da ngeen may baal tey ma summi mbubu dinaa ko summi pendant 10 minutes mbubu maître de cérémonie bi ak microcentral parce que sama dëkk ngeen ma fekk. Nit boo koy xoxatal ci lenn day fekk nga gën ko caa xam wala nga gën ko caa yeey. Nit boo koy xoxatal fenn day fekk loola nga gën ko saa yeey wala nga ëppal ko sa. kon bu ñu leen respecté ci démocratie kon ñun nañu respecté dama ne waxtaanu tey bi du waxtaan waa Benno Bokk Yaakaar le maire a beaucoup de choses à éclaircir te leer na ci moom de leer na ci ñun mais dafa am ñi nekk ci diggante ñun ak ñoom ak ñeneen ñi di lëndëmal xelu nit ñi ma ne tey dina leer nañ. En matière de football, coach, en matière de football, merci, en matière de football, la meilleure manière de se défendre, c'est d'attaquer. Gis nga nit ki bu lay xoxatal nga toog day ñëw yéeg sa kaw dama ne nit ki bu lay màtt di la màtt boo ko dul màtt siñ ko mu xam ne am nga ay bëj doomu aadama su lay màtt te topp di la màtt nga bàyyi ko yéene saay na nga siiñ ba mu xam ne yow yor nga ay bëñ ni moom bu gisee bëñ yi mu xam ne kon mën nga ko màtt ni mu lay màtte su ko xamul nag bu la màtte nga màtt ko. On va recevoir Benno Bokk Yaakaar saa yu ko soxlaa ici sur les terres de Keñaabour 2. bu leen doon gaañ bu gaa yi demee. Parce qu'on les respecte parce que ce sont des opposants mais dafa am terrain boo xam ne bu ñu fa duggee bu gars yi demee ñu ak yéen ñu def ci école bi ñu ak yéen ñu toog waxtaan kon nañu ko daan defee ci assemblée générale Keñaabour yi bu leenu weesoo ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay nit ki mën nga ne far naa ak Cheikh Dione ngir lii ak lii ak lii faruma ak Waly ngir lii ak lii ak lii njëriñ ba ca cappaandaw ga la xuloo gi nii da nga fexe ba yow mi far ak Cheikh Dione nga indi paquetu suukar ngir Keñaabour ba fexe ba man ci far ak Waly man mi far ak Cheikh ma indi benn paquetu mbiskit pour njëriñu Keñaabour cappaandaw bu foofu la donc on peut gagner dans la diversité. On peut gagner dans la diversité te loolu mooy njëriñu politique yow boo nekkee fii ma nekk fii boo indee paquetu suukar ci sa waa kër ma indi paquetu biscuit ci sa waa kër booy séddale askanu Keñaabour suukar
ma jox leen biscuit ñu def ci benn bool ñu def ndox ñu mën a lekk ñu am dara ci seen biir c'est ça loolu mooy njëriñ mais du ay xeex. Benno Bokk Yaakaar bi 13 partis politiques la il y a le maire Thierno Diagne parti socialiste ànd ak Ousmane Lo ak Ablaye Faye benn am na le coordonnateur de l'APR muy Pape Diallo mu ngi nii toog lu Macky Sall di wax fii ci mbirum politique ak Omar Youm mën nañ jaar ci moom mais lu Macky Sall di wax ci mbirum administration mën na jaar ci monsieur le maire mu ngi nii toog Pape Diallo. AFP Alliance des forces du progrès te Moustapha Niasse mi àndoon ak parti socialiste ba Abdou Diouf joxoñee Ousmane Tanor Dieng moom mu fippu moom ak Djibo Ka ñu fal seeni parti bopp AFP mu ngi fii waaye direct social sa moo nekk ci moom ma tooñ ko tuuti muy monsieur Sele Ndiaye ñu tàcc ko bu baax. bés du ñàkk bu Moustapha Dji Jamil Amadou Ndaw Sène moo ko jiite moom représentant fii muy Saliou Sène muy ci bâche réew mi retiré waat pour maître Idi monsieur le maire dafa ne bu ma def discours retiré waat pour maître Idi mu ngi fii muy Cheikh Dione di ko jàmbaare ci Benno Bokk Yaakaar ñu tàcc ko bu baax. am na ñoo xam ne ñii merci beaucoup am na ñoo xam ne bokkuñu Benno Bokk Yaakaar boo demee ci présidentielle dañuy dégg ñu naan Benno Bokk Yaakaar et la mouvance présidentielle maanaam ñi nangoo bokk ak Benno Bokk Yaakaar ak parti yi yëngatu ci Benno Bokk Yaakaar ne ñun dañ lay jàppale fii dañ lay tuddee les alliés mooy ay nawle bokkuñu ci Benno Bokk Yaakaar ba mais dañu ne sañ ñoo dem liggéey ak waa Benno Bokk Yaakaar ñu am ci waa parti démocratique sénégalais ki ko jiite mooy Omar Pouy di seen doom dëkk fii Sidja. taxawu Sénégal Khalifa Sall jiite ko ñëpp xam ne c'est un homme d'État aguerri ki ko fi taxawal muy suñu doyen suñu doyen suñu mag te li may wax sànq ci góor gi je parle sous son contrôle ngir moo ma ko gën a maîtriser mooy Ousseynou Ngom mu ngi nii monsieur le maire la àndal. bokk gis-gis bu Pape Diop nekkoon PDS Mamadou Diop jiite ko le doyen du groupe moom monsieur le maire lay jàppale. juróom-ñeenteel bi LD Ligue démocratique Moussa Abdoulaye Bathily prof histo-géo la woon moo taxawloon LD MPT Ligue démocratique mouvement pour le parti du travail ñu ñëw ba rénové ko ak ñoom doy ñu tuddee ko LD Ibrahima Faye mu xam ne moom mu ngi ci parti boobu mu nekk fa kilifa mu ngi ànd ak monsieur le maire. yeesal bu Diagne Fada Issa Faye mon ami mu ngi fii ànd ak monsieur le maire. fukk ak ñaareel bi dafa am benn mouvement moom bokk ci parti muy Xaasim mu dëkk Ngëriñ dafay ànd ak monsieur le maire. fukki parti ak juróom-ñaar mais xam ngeen lan moo wax naa ko Pape Gora keroog c'est un secret de polichinelle maanaam du lu ñuy nëbb parce que wax naa ko ci télé bi nee naa ko lii xam ngeen lan moo ci neex mooy gars yi bu ñu nee monsieur le maire la ñuy àndal mais président de la république dafa ñëw dëggal ko mu jël récépissé Benno Bokk Yaakaar mu bàyyi fi directeurs généraux yi mu def lu mat 60 investigations dans la commune de Sidja mu ne monsieur le maire Thierno Diagne moom laa wóolu ci boppu mairie Sidja. waaw ki nga xam ne moo ñu ëpp ay renseignement moo ñu gën a bëgg ngir palam dëkk bi dox bu ne monsieur le maire laa tànn kon ñun lan la ñu war a def ñun kilifa réew mi bu ne monsieur le maire laa tànn moom laa jox récépissé ndax ñun war nañoo des ginnaaw foofu lay jeexale mënuma comprendre sama waa kër Baye Thiou Seck waa Kenya bu ñëw ne waali la ñu tànn waa Kenya bu ñu ne ñëw waali la ñu tànn waa kër Baye Thiou Seck ne bu leen tànn waali
nit ñëw sa kër ñu ne sa doom la ñu tànn waa dëkk bi ne sa doom la ñu tànn yow nga ne bu leen tànn sama doom loolu lay xaw ni loolu comme le président de la république nee na ah yéen a moom seeni carte mais jox naa ko récépissé bi ngir liggéey bu rafet te bëgg naa mu continuer ko kon gars yi yëpp di fukk ak ñaar topp ci moom yéen ñi ngeen topp ci moom pour au soir du 23 janvier 2022 ñu tegaat monsieur le maire ci chaise u commune u Sindia bu soobee yàlla ñooñu la ñuy jox kàddu gi ñooñu la ñuy jox kàddu gi ñooñu la ñuy jox kàddu gi on va donner au doyen Sele Ndiaye bi nga xam ne sama papa tamit nijaayam la kon kenn ëppale ko ci dëkk bi Sele vous avez la parole. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sant suñu ñaari waajur di nuyu mbokk yi fi teew yëpp di nuyu mbokk yi fi teewul te nekk ci kër yi di nuyu imam ak notable yi mu àndal ak chef de village su dëkk bi ginnaaw bi ñu sant yàlla mi ñu may ñu taxaw fii ci Kignanbour di waxaat bonte ñu xam ne jëf rek a wóor ndax fi ma taxaw nii tey ba ma fii taxaw di wax ànduma ak Thierno Diagne mii fi ma taxaw di wax ba ma fii taxaw di wax ki ma formé ba ma mën a wax mooy dem si yàlla ji Assane Seck may wax naan ñun ñi fi toog ñëpp nañ ko ñaanal yàlla xare ko àjjana ndax tey tànk yi dëkk fii tey wax ba yeggal ma ñëw jël muy Waly muy Abbas damay wax tuuti seen ñaari kilifa ndax Assane Seck man ak Abbas moo ñu yoroon ci keppaaram ci politique bu ñu masaanee jógee Kër Madiabel guddi 2 heures du matin bu ñu yëg Sindia du ñu am oto dañuy dox ba Kignanbour mu fekk ay soxnaam nelaw nekk di jërë ji la ñuy jël sotti ci ndox lekk tëdd ci dërëm nelaw bu asamaan set ni ñi di geeram bool ngeen xam ne loolu mu doon jëmbat du lu ñàkk fayda te du lu baaxul ci askan wi may wax naan ci lawtanu Cuur Seck laa bokk ndax Cuur ku dëkk Kignanbour ku nekk tey saa yoo jullee war nga ko ñaanal yàlla fa mu tëdd set ndax ku bëggoon Kignanbour lu nekk def na ko ci Kignanbour bëgg Kignanbour taxoon na mu yor jaaseem nekk ci àll bi fu mu leewoo góor ba mu yegg xëcc doomu Kignanbour nekk sampal fii yóotuwaat fa ca des bu ñuy dem ba Kignanbour frontière ak Sindia dugul ci biir campement ne ko c'est grâce à Cuur Seck bonte lu bokk ci Cuur bu taxawee fii di wax waxul pour boppam day wax pour askan Kignanbour ndax bàyyam ci loolu la ko nàmpal ma dellu si waat ci kii tax ñu toog fii di wax muy Thierno Diagne Thierno Diagne bàyyam bi ko jur Joosi dafa bokkoon ci naataangoo Cuur Seck di Cuur bàyyee mu boole ko ak Maba Seck ñoom Thierno Diagne ñi ñoo leen daan tegal ay sées di leen baasal bu ñu waxtaanee ba jot ñu dajale leen dem ñu yëgg ci juróom fukk ñaar fukk may leen ñu tasaaroo wante nag dama bëgg ngeen bàyyi xel ci li may wax li tax ma indi lool loo doonul taalibe bëgg doon sëriñam soo ci duggee
xuus da ngay yomb a gàtt te loolu dafa am ñu bari ñu muy dal tey député Ousmane Lo fekk Thierno Diagne ñu nekkul conseil ci laay wane ne saa su nekk man Guinabour laa dëkk lu ñu teg lu dul loolu ci Guinabour ma dóor ci taabu ci leen déedéet fekk am naa samay naataango yoo xamante ne ñu ngi fi la ma doon denc ci Guinabour ñoom ñu juddoo Guinabour dañuñu ko Ousmane Lo da daan dem mbay wax naan ndax Guinabour nga dëkk mën na ko biir ndax tout ça que mooy sama maam ba tax na ànduma ak Thierno Diagne ci naaw fexe ànduma ak Thierno Diagne bu raayal ko ginnaaw dama ànd ak moom ci dëkk ndax tey aw ma droit bokk ci njabooti Thiour nekk naaw fexe mbaa bay dugg ci loo xamante ne luy lor sama askan la. candidat yi nekk ci Safeen bari na ñu bari boo xamante ne bu fekkoon ne gëm nañu suñu bopp gëm ne Safeen lañu bu boobaa ngoon kii du dugg Safeen di campagne. ndax tey nag bu dee askan bi moo leen ñor juróom-ñetti candidat mënul juddoo Safeen dañu naan nañ daje na ma ñu naan def kaay leen lan la ñu war a def ci dëkk bi kan la ñu war a defal kan la ñu war a waxal ñu ñëw nañ jël diw ñëpp topp ci ginnaawam ñuy dem mais bu fekkente ne dañu dem kenn ku nekk xëy sa bunti kër na man naa jox ñu jox ma maire bi man dama ne gàcce ngaalaama ak mag ñi fi nekkoon jox Ousmane Lo tur na jox Thierno Diagne bu maire bi baaxee tey ba ku nekk di ko xëccoo dama yaakaar na mbon ñun am nañu ci responsabilité te liggéey nañu ndax nag yàpp lu mu duuf duuf bu nëbee kenn du ko xëccoo yàpp lu mu duuf duuf bu nëbee kenn du ko xëccoo ndax commune bi dafa am fu ñu fekkoon communauté rurale bi Thierno Diagne ñëwee ñu ngi def juróom-ñaari ak juróom-benni at mais foo teg loxo ci gis na village yi gis nañu seen bopp xam ne commune Sindia mu ngi liggéey commune Sindia commune la comme ñëpp ba tax na ñun lii ngeen ñu dugal tey nii yéen waa Guinabour xalaatuñu woon bi ñu ñëw ne ci lii la ñu fi fekk ndax ñun dañu ñëwoon pour nemmeeku suñuy nit waxtaan ak ñoom mais ñëwuñu woon pour meeting waaye nag dafa nekk lu bokk ci tur mënuñu def lu ndaw moo waral ngeen indi ñu ba fii ma bëgg ngeen xam ne ñun dëkk bi moo ñu jiital Thierno Diagne nekkul ci àll bi liggéey ba retraité doo ko daw ñëw ci dëkk bi ne jox leen ma maire bi Thierno Diagne dafa jutu fii rampe di dugg ci mooy gi di ànd ak mag ñi ba yàlla dogal mu nekk mag comme ñëpp mag ñi yëkkati teg ko ci loxoom waaye du moom lu mu yóotu man Guéréo laa def su fekkente ne dama bàyyi doomu Guéréo ànd ak doomu Kadigal jàpp ma ne Guéréo rek mooy dëkk dama jàpp ne commune u Sindia 19 village la kan moo gën ci commune bi laay wër naa candidat yi fi nekk yëpp gisuma lu mel ni moom te gisuma lu ko gën ma ne ñi ma àndal dama bëgg bu fekkee dëkk bi moo ñu ñor nañ dem ànd ak Thierno Diagne pour defal suñu dëkk tey dafa am lu ndaw lu ma leen di jox yéen waa Guinabour ba mu daj xool leen dëkk yëpp ci Benno Bokk Yaakaar bi fu nekk conseiller lamb na fa waaye dañu toog xool xale bi nga xamante ne magu Guinabour yëpp jox leen ko bët ndaw Guinabour yëpp jox leen ko bët muy Abbas ñu choisir que ne nañ tegal waa Guinabour Abbas mu fekk ay naataangoom liggéey fi liggéey bu rafet am fu ñu yem muy Mamadou Seck di maire Adama di Khary Ndour di Souley Sène di Maretu ñu nekkoon juróom yàlla dogal juróom yooyu ba léegi foo nekk su gis ni ngoon nga xam ne poste ak pal ñoru leen Guinabour moo leen ñor ndax ñu di fii ci tànn bi
ñaata ñu nekk ci liste bi mer ne duñu dem dañuy ñëw ne dëkk bi moo leen yitteel Guinabour moo leen yitteel dañuy ànd ak kii fi yàlla teg ñu jàppale ko mu yóbbu Guinabour fu Guinabour yeggul woon mais damay wax naan Abbas mii baat bi mu wax sànq ne yàgg na taw ci askanu Guinabour man dama koy seede xam ci dara Abbas ci ñun la bokk bi yàlla dogalee Assane Seck génn àddina nelaw téeméeri nit ak juróom fukk ku nekk ñëw na ne maire dama bëgg nekk chef de village ci Guinabour du ko bureau maire wax a wax ba jéggal maire nag baax na dégg naa si waaye bu demee ni maire jël téléphone am ñëw laaj ñu ne ko déedéet du kooku bokk na ci ndaw yi di wër di dajale mag ñi ba mag ñi joxoon ne diw mii moo ñu doy mu ñëw jël ko maire nekk diw mii moo doy waa Guinabour pour di def ko chef de village Abbas def na loolu imaam li may wax bu dul dëgg nga wax ma imaam Pouye dama ne li may wax bu dul dëgg nga wax ma pourtant ay nit a ngi ci géewu politique bi di njàmb naan jox leen ma Guinabour mën na leen Guinabour ñoru leen seen bopp leen ñor la ngeen yor defu leen ko tous naan jox leen ma Guinabour nekkul gerte jàpp bu ñuy boxoon rek sànni ko nii muy saako di dem bu ku nekk koy jiite mag ñi fi mu nekkoon dafa am lu ñu fi bàyyi dama bëgg yéen jigéen ñi laay waxal dafa am fu ñu commencé ba fu ñu yegg ñun amuñu programme bilan la ñu yor bilan bi ñu yor moom ngeen ñuy laaj ñu wax leen fa ñu commencé ba fa ñu yem ak fa ñu bëgg a yegg waaye ñi nga xamante ne amuñu bilan amuñu programme teere leen baaxul ñi mu àndal baaxul nit ki boo soxlaa réew da ngay wax nit ñi li ngeen lay jox bu ngeen ma ko joxee fan laa koy yóbbu bu leen doyee ñu yëkkati jox la waaye du wax ju ñaaw ngay laajee réew mi Guinabour ay nit lañu nit fu tey nit fu xam li ñu bëgg damay wax naan Safeen bu ma waa Guinabour waxoon ne dinañu la rëy ma miraas sama bopp ndax loolu moo mos am Guinabour mais Guinabour lii tax mu dem ak la ko yóbbu du nekk ci internet bi di wax lu ñaaw du nekk ci réseaux sociaux yi di wax lu ñaaw boobu Guinabour mosul mel noonu man dama mosoon na waa Guinabour du lii ma fi bokk nag moo tax maire li ma gis fii junjee la doy na borom xel du soir le 23 bi nga xam ne ndax Guinabour la am dëkk papa ne woo te waa Guinabour teguñu la loxo ngir màgg mu rafet dañu ubbi seen bët yi nga xool mën naa def yow sa bilan mën naa wax fii Ousmane la yemoon ba fi la yem mën naa wax say mbaax mën naa wax say def-def te nit ñi ci teg baax mais dafa am loo xamante ne dañu ne dugg na di teew nii nettali am na loo xamante ne nag bu ñu la ko wax loowee laaj la ko wax leen tuuti ndax ñu ngi ñëwaat waxuñu dem dañuy wax tuuti ñëwaat li ngeen di laaj ñëpp dinañ ko wax te bi may ñëw daf ma téye ne bul dugg ci fenn mais dinaa dugg ba romb fii bés a ngi ñëw damay ñëwaat toog fii du fi ñëw ñun soxlawuñu la Safeen toogul dëkk Safeen ñun ñoo nekk Safeen ñun ñoo kaa gani du suuf si ni ñun ñii nekk Safeen ñoo la gën a Safeen maa ngi gërëm ñëpp di leen sant di wax naan fii tey indi naa fi mu nekk maire ñi fi nekk di politique yëpp kenn mosul indi Alpha Ciss fii indi naa fi Alpha Ciss pour bëgg Guinabour rek maa ngi gërëm ñëpp di leen sant di leen jox rendez-vous maa ngi dem maa ngi ñëwaat. Merci Sélé merci beaucoup wax ji am na solo ñuy gërëm yéen ñi bu baax ñuy gërëm mag ñi bu baax ñi dëddu ak ñi fi des monsieur le maire est-ce que xam nga ne la première classe de Guinabour Mamadou Seck construite en 1965 biñ ko tabaxee ba pare tey il faut am yu ma génn amul woon zinc imam dina ma seet dafa am benn coopérative bu ñu teggi buur mag ñi sama papa Pa Juga woo Abdou Diop Seck yàlla na ko yàlla yërëm mu ne ñaan naa ay zinc ca Mbuur dañoo teggi coopérative ba dem leen indil ma paa yi indi ko ba Sindia ñu teg ko ci charrette mooy zinc yii ci école bi benn ñaar case de santé
bi mu ba ñu waxtaanee ca mbooloo ma ci ñoom Abou Ndiaye ak ñooñu carte de santé bi Teen Tubaab lañ ko bëggoon a yóbbu monsieur le maire. ba ñu waxee ba pare waa Teen Tubaab ne bu ñu demee ñu tànn ñu seet suuf suñ koy def ñu waxtaan seet suñ koy def góor gi sama papa ñi mu àndaloon yëkkati loxo mu ne comme gars yi dañuy dem ut suuf suñ koy def man Kéniabour am naa suuf am naa brique gars yi ne ko ah mu ne waaw gars yi ne ko kon jëlal carte de santé mu jël carte de santé bi comme kilifa la mu waxtaan ak waa dëkk bi di àbb ay brique ñoom bàyyaama sama frère di ko roñ di ko teg ci place bi pour bu kilifa yi ñëwee xam ne góor gi am na suuf am na brique ba gars yi demee mu delloo nit ñi seeni brique mooy carte de santé bii. foofu laay yem foofu laay yem foofu laay yem damay jox monsieur le maire Pape Diallo kàddu monsieur le maire Pape Diallo. Asalaamaaleykum waa Kéniabour c'est la première fois ba taxaw bi nekk jël micro Kéniabour imam ñu ngi lay ziar di la nuyu di nuyu chef de village di nuyu nataal bi fi nekk yëpp bëgg moo jël kàddu sax mais damay ñaambaa tuuti rek parce que sama grand frère Séré Ndiaye li ma bëgg a wax yëpp wax na ko nous sommes en politique daa am fu ñu toll ci taatu askan pour le 23 janvier 2027 te bu soobee yàlla man du ma des ginnaaw Signé du des ginnaaw Kéniabour warul des ginnaaw et je vais gagner Inch'Allah ku des ginnaaw nag sa affaire la et je vais gagner Inch'Allah et daa am ko ko teg te bu soobee yàlla dinaa gagné Abass Mayma merci. D'abord, la zone Safène, il y a 8 candidats dans la zone Safène. Vous nous pouvons changer la commune de Sindia, la zone Safène, et un ben candidat. Dama si jël ñett wala juróomi candidat benn muy Mamadou Faye damay citer les noms. Il y a Mamadou Faye de la coalition des retraités. boo xam ne coalition boo xam ne ay retraités kese ñoo fa nekk Mamadou Faye depuis 2013 la nekk directeur Petrosen mosul andi kaye école Kéniabour mosul andi kere école Sindia mosul andi kere école Kérow et c'est la première fois depuis 2013 mu ñëw muy lay andi kit scolaire pour Saraxe nañ jël ñu ñoo ko moom depuis 2013 defu ko askan bu waroon génne rek dina koy génne bu soobee borom bi. Il y a 3 candidats et je vais nommer Macoumba Faye, Amadou Sow Guillaume et Saïbatou Sène. Dama ne bu ñu bëggoon zone Safène dañuy nekk benn ñu ànd ñu nekk benn ñu ngi politique de ñu ngi tasaare xaalis de xamu fu ñu jëlee xaalis xamu fu ñu jëlee caution mais nañu xam ne dañoo bëgg a tayle suñu commune et bu soobee yàlla suñu commune kenn du ko tayle et on va se battre Inch'Allah au soir du 23 janvier. J'invite toute la population de la commune de Sindia au rond-point de Sindia le 23 janvier du soleil borom bi wa salaam. Merci monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kon Abass ñu ngi sa ginnaaw Diop dañ lay jox oto nga ñibbi léegi Abass ñu ngi sa ginnaaw population Kéniabour mu ngi sa ginnaaw les conseillers ñu ngi sa ginnaaw monsieur le maire xaaral de moo la nga ñëw monsieur le maire benn waay daf ma woo te dina xaw a yàgg
mu ne ma frustré Kenya bi mooy Kenya bu dégg mu yëngatu ndax am na frustré imam mooy maanaam juróomi conseil yi daal nekk ñu ci ñax ma ne ko déedéet fii y a pas de frustré ñun ñëpp ñoo nekkoon tey te démb bi ñu préparé réunion bi juróomi conseil yëpp ñoo nekkoon Mamadou Seck Souley Sène maire Khary maire Adama sama mag Mariam ñëpp a ngi sur place fii amul ay frustré xëy na mbir mën na leen metti mooy est-ce que mënuñu woon waxtaan ak ñun avant ñuy agir mais ñu xamul ne xat-xat gi la kon monsieur le maire ñëpp ngi ci ginnaaw Abbas ñoom ñii les conseillers def nañu 1 million ci serre def nañu 600 000 ci mosquée tabax nañu benn salle de classe ci école arabe joxe nañu ay dons médicaments ci case de santé bi ASC bi tamit dañ ci participer te ñu nekk ñun ñëpp ngi ci ginnaaw Abbas ngir seen victoire wala suñu victoire au soir du 23 janvier 2022 comme ni ko monsieur le maire Pape Diallo wax kon on va donner la parole à monsieur le maire mu indi leeral ku bëgg a déglu ku bëgg a leerlu monsieur le maire vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Diarani. Merci beaucoup. Abbas Kaye. Mamadou Seck, waaw. C'est pour compléter monsieur le maire. Mamadou Seck dafa doon sàmm ko wax. Mais moom ak ñeneen dañuy def chaque année mu inscrire 20 élèves au niveau du CEM en valeur de 200 000 francs. Loolu dafa doon duma ko wax, mais dinaa ko wax sax. Kon monsieur le maire, on vous donne la parole. Gars yi dañuy ñëw di jàkkaarloo ak ñoom. Je suis vraiment désolé, je ne dépends pas de la presse. Yéen a ñëw nii. Voilà, nee na ngeen ñëw. Waaw. ñoo suma meeting war a jàkkaarloog sama maire ngeen bëgg ma xañ maire quoi. Et puis bon. Merci. mbokk yi Kignanbour ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk si turam ak santam. di jiital si nuyoo bi chef de village. di si teg imam. di nuyu notable yi. di nuyu góor ñi di nuyu jigéen ñi. di nuyu mag ñi di nuyu ndaw ñi. di wax ni vraiment mënuñu lu dul remercier leen parce que bi ñu programmé wàcc ci Kignanbour mooy ñëw waxtaan ak suñu militants yi fi nekk si fi nga xam fi la ñu toll ak li nga xam ne moom lañ programmé nekk si ko si en terme d' élection mais bu ñu ñëwee fekk fi vraiment camarades yi fi nekk jiituñu fi ñu si jiital le président comité électoral Waly di la remercier bu baax si organisation bi ak les conseils yi nga xam ne nekk nañ fi nga nekk ak ñoom ak les nouveaux investis ànd ko ak notable yi ak maire yi nga xam ne ñoo fi nekk ak les jeunes ba ngeen organiser waxtaan bi bu yaatoo ni kon benn podium boo ñu may la pour ñu wax ak waa Kignanbour si lu bari comme ni nga ko waxee question yi nga posé yëpp moi je sais que loo mën a tontu la waaye nag la voix la plus autorité defe naa ni suma voix la si loolu ñu jëkkee rek ñëw ñu ngir meeting waaye comme ñëw nañ ñu dugal ñu si ay question pour ñu leeral ko fii si Kignanbour man damay jàpp ne amuñu noon à Kignanbour amuñu fi xaar ma yàlla ak kenn ñëpp jàmm lañ seq ak ñoom ñëpp jàmm lañ leen yéene
te loolu moom la ñuy dox guddi moom la ñuy dox bëccëg te si la ñu fas yéene ko di nekk incha allah soo jiitoo nag askanu Kignanbour dénk la kon boo ñëwee ba Kignanbour buñ la laajee lañ la dénk dafay rafet nga wax si mu leer nañ bi si jiitu defe naa mooy le site de recasement bi nga wax il faut mu leeral lan mooy site recasement boobu si ñu ko xamul maanaam man bi may ñëw di jël mairie bi en 2014 dafa ñëw autoroute à péage bi jàll bi muy jàll fi ñu def descente bi pour que Kignanbour am wàccuwaay génn si tali Popenguine foofu la ñu wax ni 508 parcelles moo fa nekkoon lotissement xam ni conseil rural bu Sindia moo ko defoon ñuy xàppale ni lotissement boobu ñun bi ñuy ñëw fekk nañ ko ñu teg ko fi waa Agiroute ànd ak état du Sénégal autoroute kenn ku nekk xam na ni du maire yi moo koy def du Comitral moo koy def état moo koy décider si vision jaarale ko li préfet doon wax naan autoroute bi du jaar si asamaan si suuf si lay jaar suuf soosu c'est des terres du domaine national mais ñun bi ñu ñëwee ñu fekk fi cooloonu am na ay blocage si autoroute bi ñu ñëw falu en juillet 2014 bi ñu ñëw dañoo fekk autoroute bi taxaw parce que ñaar moo am ñuy wax problème mu indemnisation parce que boobu indemnisation yi bi autoroute bi déparé sur Dakar ñëw jusqu'à Diamniadio ba egg si aéroport la Eiffage moo ko yor li nga xam ne loolu lañ doon indemniser bi ñu demee ba état du Sénégal commencé aéroport pour war a dem Mbour indemnisation yi dafa wàcc parce que ñu ngi indemniser mètre carré suuf 280 francs su fekkee def nga benn peine si sa parcelle lañ lay indemniser mais suñ fekkee dañ ko fekkee mu doon terrain nu amuñu luñ lay indemniser c'est des terres du domaine national mais ñun ñu jàpp ni tey ñoo ñuy jox parcelles yi mais suñu askan la suñu population la suñ ci mënee waxtaan trouver ay solution loolu dañ ci war a nekk xaj na ñu bëri dañuy fàtte wala duñu fekk si premier ministre moo ñëw fii si rond point bi fi rond point bi nekk actuellement boobu Mohamed Boun Abdallah Dionne moo fi nekk avec le sous-préfet Diong ñuy doog a ñëw ñun jël mairie on a même pas fait 2 mois bi ñu ko jëlee c'est le premier problème que nous avons rencontré mais ñu ñëw si ay xalaat ñu ni non lii dañ ko waxtaanee ñu ni non buñ koy waxtaanee comme am na suuf boo xam ni Kignanbour moo ko yilif si commune Sindia la nekk ay terre domaine national la mais loolu nañ ko liggéey ña fa amoon ay parcelles ñu jox leen tey ñun buñ ñëwee question boobu dinaa ko delloo waa Kignanbour la waale dimbali ma si dëkk bi parce que 2014 ba léegi maa ngi koy laajte mënaguma si am une réponse juste 508 parcelles indemnisé nañ ko génne këyit yi ba 29 parcelles moo si des à l'heure tey et que 29 parcelles yooyu 29 këyit yooyu des 29 parcelles yi mi ngi des monté acte yi moo des je parle sous le contrôle de Abasis mi ngi ni toog jëw xaju fi fen xaju fi loo gis da ngay laaj ka nga war a laaj soo ko laajee mu wax la 508 parcelles yooyu nga xam ne wax nañ ni autoroute bi moo ko jël commune Sindia indemnisé na ces 508 personnes ces 508 parcelles 29 papiers moo si génnul et que 29 parcelles yooyu actuellement parcelles yi ñu nga fa génn kayit yi moo des kon loolu bu dee site de recasement bi leer na naññi si bopp nit ñi ne commune Sindia bii taxawaay la si am bii tànk la ko def defewu ko feneen fudul Kignanbour parce que suñu falee mooy liy soxla askan wi ñu war si mën a taxaw ba seen soxla boobu ñu faj ko loolu moom la ñu fi fale te loolu lañ fi fas yéene nekke te loolu lañ fi nekke te incha allah loolu lañ fi continuer nekke 508 parcelles yooyu ñun ñëpp am nañu ay bët di xool question bi ma posé su fekkee bàyyiwoo benn espace vert 508 parcelles yi day couvrir 16 hectares parce que jàpp nañ ne 1 hectare soo defee des parcelles de 15 sur 15 tu te retrouves avec 30 parcelles su fekkee da ngay def ay parcelles de 20 sur 15 tu te retrouves à 25 parcelles su fekkee ñun dañuy ñëw fekk ce lotissement doon un lotissement de 25 ñu xool li autoroute bi occupé est-ce que surface boobu am na fa kon dama yaakaar ne mbir mi am nay tappale depuis 2014 xam nañ li xew mais ñun suñu askan daf ñu jaral ñun jàmm moo ñu gën a lu ñu am lu ñu wër jàmm la ñuy def suñ ko toppoon teg ay baaraam ay nit xam nañ lotissement ba na mu demee xam nañ la sa nekk njuuj njaaj xam nañ la sa jaar yoon xam nañ la sa jaarul yoon waaye loolu du importance bi importance mooy askan wi moo ñu fi bàyyi moo ñu fi teg kon suñu mënee régler problème askan dañ koy régler waaye loolu waale question bu ma lay delloo la di ko delloo vraiment une équipe boo ma créé à Kignanbour ñu xool surface bële
soo diviser 508 par 25 superficie bi la jox en terme d'hectare nga xool est-ce que loolu la autoroute bi occupé loolu c'est très important beneen bi si des affaire aire de jeu aire de repos bi autoroute à péage je défie n'importe qui Agiroute du avertir sax le sous-préfet bi nekk suñu patron à plus forte raison ñëw naan mi wax ak maire à chaque instant que obstacle bu amee lañ naan non maire mais Agiroute day agir en tant que état des représentants de l'état ay ndawi état yuy dox si suufu état noonu la Agiroute di doxee CW bi nga xam ne moom lañ jox tracé autoroute à péage bi commencé aéroport ba génn Mbour CW boobu mi ngi installé wu à Sindia ba fii may wax ak ñoom ba fii may wax ak ñoom ba fii may wax ak yéen à chaque instant que ñuy nekk ñu ngi ak ñoom en contentieux te pourtant nag ñooñu bi ñu leen di installé ngeen baal ma doomu Kignanbour moo leen installé bu leen moo dugal waali fu ma bëgg te dugg parce que dama yaakaar nit boo koy installé y a un minimum bu ñu contrôler si kooku ñu war a installé surtout muy une entreprise étrangère CW amulul benn njëriñ commune Sindia te li may wax nii mën naa see joxe firnde yu bare CW boobu buy liggéey Agiroute accompagner ko aire de jeu boobu ba mu commencé ba mu fin na kenn ku dëkk Kignanbour ñëw ni mus na fekk réunion bu ñu invité mairie Sindia mu gouverneur Thiès muy préfecture Mbour muy sous-préfecture Sindia ñu ne non on implique le maire parce que lii dañ ko war a waxtaane parce que ñun jàpp nañ que depuis qu'on est là problème bu fi am lu mu rëy buñ ko toogee waxtaan am trouver ay solution tey aire de jeu bi occupé wul aire de repos bi vous m'excusez aire de repos bi occupé wul 10 hectares suñ demee Guéraw dañ fay fekk 380 et quelques hectares 378 hectares ñu siy dox di wax ba defe naa ne ñu rétablir ñooñu seeni droit ba tey ñu say am njariñ ñun loolu lañ ci nekkee mais dama jàpp ne ñun Thierno Diagne maire Sindia je défie Sénégal gépp ku nekk na dem toolu bàyyam mu ne fekk naa fa Thierno Diagne moo jël mètre carré suuf bi jaay kon man li may wax dafa leer nañ ñi au ma jotu tontu ñenn ñi parce que le temps est très précieux te ñun li ñu dékk suñu askan wi dañoo war a dem Sindia dafa war a dem te dem googu il faut nga xam ko pour ñu dem mais non ñun nekkuñu di tâtonner wala ñuy créer wala di wax si nit non on n'a pas ce temps aire de jeu boobu aire de repos bi vous m'excusez imam mi ngi fi toog l'ex chef de village yàlla na ko yàlla yërëm yokk ko ay leer yokk yërmande si moom bu fi nekkoon man ñoo témoin fa ñu commencé ba fañ yem lañ sa doon xeex liñ siy wax si Agiroute liñ si wax si autoroute bi parce que autoroute bi ñun dañ jàpp ni utilité publique la mais tey entreprise bi ko yor di ko doxal am na RSE bu ko waroon vraiment si askan wi te loolu tey buñ ko jotoon si CWE donc je pense que lu bari nañ si réglé parce que ñun jamono bu ñu amee confrontation ak ñoom gis nañ résultat yi muy am bi ñu bëggee ubbi premier site carrière bi je prends témoin Modou Seck dem leen CM bi ñaata salle de classe dafa mairie tabax est-ce que mairie war na tabax salle de classe CM bi kon bu ñu taxawee naan defoo dara Kignanbour nekkaguñu à l'heure du bilan parce que Wally ñun ay nawetaankat lañ bañuñu ko école boobu ngay wax damay ñaan nga invité ñu benn dimanche ñu commencé 9h ñu toog dal ñuy jàkkaarloo nit ak nit question bu nit posé ñu wax ko lay suñu xalaat ak lañ sa def amuñu nag intention tudd ma Samba amuñu intention tudd ma Demba aire de repos boobu kon loolu moo si amuñu si benn responsabilité boo xam ne jox nañu lu dul ba problème amee ñu jóg si di wax parce que suñu askan lañ jàpp suñu askan lañ def lu ñu war a def suñu gis-gis bien vrai que texte moo compliqué mais ñun la ñu war mooy ñu féete ak population bi en respectant vraiment li texte wax li nga xam ne mooy constitution Sénégal duñ ko bafouer si benn yoon loolu bu demee ba am ñu am si ay propositions plus claires de dire que Wally lay problème autoroute à péage bi fi mu wàcc nga xam ne ñun fekkee wuñ ko suñu mandat ñu dem ba mën a fay ñooñu 508 parcelles lii nga xam ne dañ koo fekkee ñu jël seen tool am si ay malentendu parce que defe naa ni Kignanbour ay nit ñu responsable ñoo nekk ay nit ñu responsable ñoo nekk Kignanbour parce que bientôt ñu ngi fiy bëgg a yàgg commune Sindia bi ñu koy natt en 1996 man Thierno Diagne bokk naa ci dëddu commune bi kon man dara wetuma fi kon population Kignanbour xam naa ban population lañ xam naa seen maturité kon bu waxtaan amoon diisoo am aujourd'hui la sa am du sa am xaj na am na yàlla moo ko tudd jullit dafay nangu dogal mais dama wax Wally du si tribune bi laa ko waxee dama ko wax Mamadou Seck
ni leen ñooñu nga xam ni seen suuf boobu dañ koo jël def ko aire de repos suuf bi ñu lotissé mu doon ay parcelles suufu Kéniabour la nañ xool la seen àq malgré indemnisation ba nga xam ne état mi ngi leen koy jox ma jàpp ne loolu tey dampul xol te ku mu doonoon métti la kon nu ñun ndëraat parcelles yi nga xam ne commune Sindia daf koo am ñu joxaat leen ay parcelles loolu j'ai pris l'engagement def naa wax naa ko Abbas wax naa ko Waly ñun loolu la ñuy xaar si ñun loolu lañ bëgg a dund ak askan wi mais du ay xuloo du ay xeex ba luñ fi waay laaj mën nañ ko tontu beneen business muy stade terrain la nekkagul stade yàlla na ko yàlla mottali mu doon stade parce que mooy suñu yéene te incha allah dañ ko def stade terrain boobu avant ñu wax clôture dafa am problème ñu ne am na parcelle yu fa dugg am na ay lotissement machin yi dañuy yebal commission domaniale mu ñëw ànd ak Pape Diallo ñuy remercier vraiment Souleymane ak Maodo Seck seen taxawaay seen maturité ñu dem ñu ne lii utilité publique la ñëpp a ko soxla kon ku fa am dañ la fay jëlee ñu utal la faneen foo nekk ñu fexe ba am fi un terrain réglementaire parce que tey position Kéniabour war na doon stade boo xam ni équipe nationale war na fa mën a football si parce que ni il faut être un visionnaire non duñ ñam si ay problème mu nawetaan lañ ñam mais war nañ équipe première division ba juddoo Kéniabour parce que am na joueurs yi ko man am nañu fi man parce que man nekkoon naa président zone pendant 9 ans mais loolu bi ñu si liggéeyee ba génn air bi mais xam nañ ne partenaire dañ koy am di liggéey ak moom si lu bëree bëri ñoom ay partenaire entamé ni noonu nañ clôturer terrain bi ah à ma grande surprise son benn boy Babacar ni ma non le président de l'ASC ak son équipe dañ la bëgg rencontrer je dis que non moi je suis nawetaniste moi bi may rencontrer pour man peut-être c'est dû à des problèmes de subvention c'est dû à des problèmes de tournois yu ñu organisé wala yooyu je l'ai su aussi tranquillement mairie comme tout citoyen boy bi ñu duggee on a parlé de clôture man leen waaw on va clôturer ñu ne ma non monsieur le maire ñun avant ngay clôturer da ngeen jox këyit man leen ah mais ban këyit ñu ne ma noo këyitu stade bi man leen nan lañ koy libalee ñun lañ koy libalee ASC Kéniabour man leen mais ASC Kéniabour moomul terrain bi ASC Kéniabour c'est une organisation à l'intérieur de Kéniabour groupement féminin bi c'est une organisation à Kéniabour stade bu fekkee mairie Sindia moo koy clôturer comme ni mu clôturer bu Sindia comme ni mu clôturer bu Tentouba comme ni ñu clôturer bu Guéréo comme bu Djilakh comme bu Ngëriñ mais tey waa Kéniabour ñu ngay dem di football Sindia et que pourtant Sindia bu ñu amee un tournoi local bu zone bi day organiser dañuy suspendre le tournoi local parce que zone bi moo am priorité c'est pareil ak clôture bi nga xam moom la ñu def Kéniabour day doon vraiment stade communal wala un terrain communal mais tey ñu ne le nom d'une stade ñu ne nañ ko def surtout ASC ma ne ko moi j'ai fait 13 ans de nawetaan je suis vraiment désolé maa ngi doog a dégg nit di ma wax loolu c'est impensable nit warut a mën a xalaat naan nañ jël tur ASC ñu def ko ci terrain mel ni un propriétaire privé loo xam ne ñëpp ñoo ko moom ça c'est public c'est aujourd'hui me dire de prendre l'école de Kéniabour nga def ko sur APE Kéniabour foofu sax mën nañ dégg entendement parce que APE ba sec mu gas mais stade bi nga def ko sur ASC bi te Kéniabour du yokk yeneen ASC mën fay juddu bisu beneen ASC amee tudd neneen beneen tudd jeneen léegi ASC bii day ñëw ni maa ko moom bala faa nii de football dama koy lude kon mbir mi nañ ko leeral su fekkee am na problème vraiment damay lancer waat président mu deekat mu amaat tuuti ak retenu xam ne ñun yéene dañ am si Kéniabour mooy mu revenir à une raison xam ne bu ñu clôturer terrain bi loolu mooy njariñu waa Kéniabour mooy suñu njariñ beneen bi des ñu ñëw si problème tableau yi non tableau yi Sindia la ñuy bind Waly c'est l'arrondissement de Sindia d'abord c'est la commune de Sindia c'est pas le Sindia village tey c'est pas Sindia village non suñ ko bindee non du Sindia village la ñuy matérialiser mais commune Sindia la ñuy matérialiser si loolu te Kéniabour aujourd'hui dépend de la commune de Sindia comme nag Djilakh dépendrait de la commune de Sindia demal dans le projet de Sergio projet REVA aujourd'hui boo demee dans les réunions CDD on te dit des projets de Sindia bien vrai que ça soit à Djilakh kon problème tableau yi amuñu problème que ça soit Kéniabour que ça soit Sindia ñun li ñu intéressé mooy aujourd'hui population bi li ñuy xaar si ñun loolu ñun ñu réussir ko
te lan la population bi di xaar si ñun mooy li ñu dénk ñu xam fan lañ ko jëlee ñu xam fan lañ koy yóbbu tey commune Sindia suñ ko doon natt dañ koy natt fan lañ fekkoon budget bi en 2014 fan lañ yóbbu budget bi en 2021 lan mooy suñu projet en 2020 d'ici 2027 parce que nos projets c'est des futurs de 2027 nous sommes à l'heure du bilan et nous pouvons faire le bilan te bilan boobu bu ñu koy def dëkk bu ñu dem mën nañ def bilan sa lañ fa nekk te loolu dérange wu ñu wax bilan sa nekk wax programme bi jëm on parle tout à l'heure de parcelles daf may neex ma tontu sur des parcelles de Kignanbour alhamdulillahi rabbil alamin sant yàlla parce que quand on me parle de parcelles il y a un très grand lotissement qui fait aujourd'hui 189 hectares 189 hectares pas plus tard que semaine passée Modou Seck est là Wale est là le promoteur est là xam na ñaata million le promoteur boobu dugal Kignanbour waa Kignanbour jariñoo ko kon ñun soo ma woowee si parcelle je dis souvent damay ñaan bu mu doon si ay meeting nañ doon ay nit ñu responsable nañ toog si école bi ñu jàkkaarloo nit ak nit ñu lay laaj may tontu loolu moo gën a responsable nekk di wax si gauche wala am ay candidat droite nit ku nekk am na droit bëgg mais li muy bëgg na xam lan la beneen bi je demande la presse neex na lool ñu ngi leen sant baax mais américains yi li ñu leen di nawee ay open press la on est 9 candidats préparé leen benn open press ñun 9 yëpp ñu toog wax suñu programme daje kenn ku nekk wax moo gën ñu nekk si rajo yi Thierno Diagne gauche Thierno Diagne droite coalition lii gauche coalition droite kon vraiment ba Kignanbour ñu leen di sant leen gërëm et je vous remercie jërëjëf merci. Voilà. Ok, merci beaucoup. C'était Safen TV. Okay. Merci beaucoup. Nous avons fait un meeting au Thierno Diagne avec coalition. Nous remercions Côte-Ouest, nous remercions Safen TV, nous remercions aussi Sindia Actu. Nous avons parce que aussi au Sénégal, nous avons le temps passé à la non-violence. Kon Kignanbour warul des ginnaaw bu ñu ne non violence c'est-à-dire war nañ meeting def campagne les résultats combat bi du ci mbedd mi du ci coow li c'est dans les urnes nit sa bëgg sa yéene da nga koy wane ci urne bi mais pas ci mbedd mi à la violence parce que sa baay bu la ñaane nga bañ gendarmerie taxaw nga arrière ana fit ba loolu lu ñu déplorer la kon nit boo ko contrer ce n'est pas aujourd'hui ngay taxaw di ko sànni xer wala di ko yuuxu wala di baare yoon parce que li ngay woote noonu bu gendarmerie taxawee nga arrière sa gàcce la kon suñu fulla suñu fayda mooy dem urne voter que le maire gagne Sénégal nee na c'est la non violence kon Kignanbour dañu des ginnaaw au nom du chef du village au nom de l'imam au nom de tous les notables Kignanbour ñu ngi condamné acte boobu te di bàllu ñëpp kon ni ko Sénégal bëggee non violence Kignanbour aussi non violence la ñu wax ñu ngi leen di remercier ba suba inchallah ñu continuer suñu tournée la preuve demain les Moustarchidines seront à Guéréo le docteur Mamadou Faye lui il sera ici dans la zone et si le docteur Thior sera à Sindia kon nag na ñëpp dox croisante ku nekk sensibiliser say citoyens c'était ici Safen TV Sindia Actu Côte-Ouest à vous et à la prochaine.